gis-gis ginnaaw bi nu gërëmee bu baax Mamadou Mouhamed Ndiaye ci revue de presse bi di ànd ak yéen ci waxtaan wi jëm ci war a doon rek yittey président bu bees bu Sénégal ci wàllug askan wi dundinam liggéeykat yi ak ñun ci téléphone bi monsieur Cheikh Diop secrétaire général bu CNTS Force du Changement sëñ Cheikh ñu ngi lay ziar bu baax. El Hadj maa ngi lay fay di nuyu wàlle sa auditeurs yi di nuyu di sargal aussi sama ministre de tutelle ministre Samba Sy. mu ngi ak monsieur le ministre Samba Sy mu ngi ak ñun ci téléphone bi monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. di la nuyu bu baax a baax El Hadj Assane di nuyu Cheikh bu baax a baax. di nuyu mbokk déglukat yëpp. jërëjëf monsieur le ministre du travail ñu déglu Cheikh comme ñoom ñooy liggéeykat yi ginnaaw si yéen ñi nga xamante ne yéen ci nguur gi farek wàllu social gi ñuy waxtaane sëñ Cheikh yan nga gis ne moo war a doon priorité njiitu réew mu bees bu Sénégal. El Hadj Assane nga may moom nu ndokkeel askanu Sénégal ci élection yi ñu génn. te ñu doxal bu mucc ayib. wane aussi seen maturité. di ndokkeel it classe politique bi seqoon géew bi. te it ñoom ñëpp ñu participer ngir élection yi am jàmm. après élection yi aussi am jàmm waaye ñu félicité ki nga xam ne moom lañ joxagum ndam li te xaar ñu confirmer ko muy président Macky Sall. ginnaaw nag buñ ko confirmer ci deuxième mandat. jàpp naa ne lu am solo la ci réew mi parce que réew mi expérience démocratique bi nga xam ne mësuñu ko dund mooy ñu am président bu nga xam ne daf koy leer ne bi mooy mandat bu mujj. leer askan wi ne bi mooy mandat bu mujj loolu dafa am solo expérience boobu rek moo manqué woon Sénégal ñu ngi koy dund. léegi nag ñu ngi koy xaar ci mu taxaw ci itte yi parce que jàpp nañ ne mandat bi moom dara waru ko mën a tere taxaw ci itte askan wi. itte yooyu nag tàmbali woon na ko. ñu bëgg mu consolider politique yi mu tàmbale woon te mu jëm ci askan bi. muy li ñuy wax cohésion sociale ak intégrité territoriale ak cohésion territoriale. yooyu politique yu yaatu la waaye tàmbali na ko am na lu bari lu des bëggoon nañ mu confirmer ko. waaye it bëggoon nañu mu confirmer jàppale gi nga xam ne war na ko jàppale liggéeykatu Sénégal ci wàllu seeni tawat ndax xeetu dialogue social bi nga xam ne moom la Sénégal nekkee. man jàpp naa ne dialogue social boobu war nañ ko seetaat parce que li may wax dialogue social de restitution la kon war nañu fexe ba lii di passif social bi nga xam ne moom la ñuy jooytu ba taluñu leneen ñu toog waxtaane ko jéem ci ut solution. loolu mooy li nekk ci njàng meeg njàngale mi. rawatina inspecteur de l'enseignement yi nga xam ne boobu ba léegi ñoom tamit ñu ngi ci seen i plan d'action ba sax def ay proposition yu nga xam ne war nañ mën a génn solution ak waa kër docteur yi waa justice bi. yooyu yëpp yaakaar naa ne war nañu toog nag ak xel mu dal. ak volonté pour jéem ci trouver ay solution waaye it liggéeykat yi nga xam ne dañoo tëjoon seen i entreprise ñu mel ni waa SIAS ak waa Sen Place ak ñeneen ak waa AMA. ñooñu it wax dëgg yàlla war nañu taxaw ci seen mbir d'autant plus que promesse électorale la sax parce que président Macky Sall ba mu demee Guédiawaye nee na waa SIAS yi ñi nekk ci nettoiement bi bu soobee yàlla mandat bi dina régler seeni problème. kon jàpp nañ ne mandat bi li ci liggéeykat yi di xaar bari na lool. waaye li ci askan wi di xaar it bari na lool. très bien ñu ñëw monsieur le ministre ci wàllu passif bi sëñ Cheikh junj na ko fooguloo ni bari na lool tamit de bu ñu boolee yi fi dajalee gum ci li nga xamante ni mooy diggé wala accord yu nu wàccoolu gum ak di ci kanam loolu lépp naka ngeen koy daal di saafara. El Hadj Assane gannaaw ma tollantee nuyu bi dafa naa baax nañu sant suñu borom bu baax a baax te ñu ràññee lim ñu defal. le 24 bi passé woote nañu si dal woote nañu si jàmm suñu askan génn na ni mu gën a bari ñu woote. ki ñu wooteel nag benn doomu réew mi la. dañ ko sas. liñ ko sas mooy message en tout cas man ni ma ko décrypté mooy li nga fiy jot a def baax na. ñu ngi lay ñaan li nga wone mu leer. na nga ko fësal. na nga ko jëfe te li nga fiy jot a def tam na nga ko gën a yaatal. mooy lan mooy boo dégloo sax sama mbokku syndicaliste bi ni mu waxee. mooy nañu gën a conforter nañu gën a yaatal nañu gën a dëgëral nañu gën a wéyal. ça veut dire que yorin wi baax na laaj yi nga xam ne am nañu yu dégg nañ ko bu baax a baax léegi nag li ci des mooy naka lañ ciy demee ci yan anam ak ban tempo. lépp nag du mën a xëy sotteendoo. ndax li ñëpp bokk foog ku nekk gis ci sa bopp. te loolu tam dafa laaj ngay arbitrer nag yombul. ndax boo sifflé contre benn camp rek camp boobu mën na ne ah waaw lu tax. moo tax daal defe naa toog waxtaan. nangu ne problème yi am nañu. nangu ne yéene bi am na. nangu ne tam peut-être moyens yi
yëpp motandeegul nangu daal ñu ciy demee defe naa ne daal loolu amul benn xarma yàlla te tempo bi ñu jël daal nekk na lu baax a baax. xëy na baral jéego yi rek ci wàllu satisfaction jàmbat yi bañ di remettre au lendemain parce que mooy xam nga mook boroyam mbir yi loo koy gën a dajale muy gën a diis ab borub ñaari junni boo ci doon fay bis bu ne téeméer sax xëy na bu yàggee mu jeex. mooy li wër waaye nag Alaaji Assane yàlla daf ñu nattoo bor bi ñu am booy dégg sax ni ko Cheikh waxee partie sociale boobu muy tudd xam nga bor bu yàgg la yan ñaaree boru fanweeri at la yoo xam ne fi mu jógee sori na ci mbiru njàngale mi li sédimenté maanaam li tegloo taajo foofu ñi koy jéem a lijjanti lu yàgg la loolu lépp nag boo ko naree laqarti il faut mu jël diir naam nag évidemment ki xiif moom kaay rek toog moom lay mën a dégg mais naa daal phase bi ñu toll bu ñu teeyee ñun ñëpp ñu toog waxtaan ñu layante biir xam ne ñu ni neen la rek ñu ni neen la ki ñu jiital kenn la si ñun te dañ ko sas yéeneem fës ñu ci gëtu ñëpp jàpp naa ne yàlla incha allah dinañu gunge ba étape bi ñu nekk niñ ko franchir ci ni mu gën a jekkee ma eggale ak yow laata may tëj ak sëñ Cheikh à l'avenir tiituloo monsieur le ministre blocage ndax dégg nañ ci journal bi syndicat yi duñ leen may état de grâce ak muñal moom amul est-ce que yow tiituloo benn blocage bi ci topp naka ngeen fas yéene def ba gindi ko am réew mi gën a dox des titres blocage moom wax dëgg yàlla defuma ko ndax jàpp naa ne encore une fois doomu réew mi rek ñooy wax mbiru réew mi école bi bu doxee ñëpp la doxal paj mi bu doxee ñëpp la doxal xëy bi bu yokkoo ñëpp la doxal donc réew mi moom duñ ko téye duñ ko tënk dañuy jéem a teg yëpp rek si yoon waxtaan incha allah jàpp naa daal en tout cas en tant que genre ay nit ñoo xam ne borom xel la ñu tey yéene bu rafet seen li ñu bokk moom ko amul daal luñ ciy ragal foofu fi ñu jaar ni da jàll ko ak paradigme bu bees bi nga xam ne moom moo ubbeeku ak am bi nga xam ne am na ñu ngi koy séntu loolu lépp daal dafa am loo xam ne dafa exigence ou responsabilité la ñuy sas ñun ñëpp te defe naa ne incha allah na ci continuer di def jàmm. te ngeen xam ni il faut ngeen def dara nag ni ko xale yi waxee sacrifice bi ci yéen lañ ko gën a yaakaare waaw. waaw xam nga alaaji. njaboot gi mën nga leen ne muñ leen waaye yow it borom kër gi nga def nag sacrifice nag. si lu wér ndax nag wax dëgg yàlla yarkat bu nekk xam na ne yar bi gën a jaar yoon mooy li ngay wane doo diglee càngaay da ngay jéew a jóg sangu doo ne yeewu leen da ngay yeewu doo ne bu leen saaga da nga dul saaga yow sa bopp donc loolu ci la ñu xar suñu tànk tubéy jot bi moo ko mayoon mais mën nañ joxe ay exemple illustration yi wane ne ci suñu bopp la ñu tàmbali te incha allah très bien merci en tout cas monsieur le ministre du travail Samba Sy sëñ Cheikh ñu yeggale ci wàllu ni ñu ko waxee satisfaction yi yaa ngi wax ne faaw ñu toog mais ak toog aussi des deux côtés il faut ku ci ne indi sa jouer sa partition ñu bañ a dem ci ak dëgëral rek. loolu dëgg la xam nga toogaay bi kóolute moo ko war a lal. kóolute nag pour mu am ñi nga xam ne ñoo yor dogal bi dañuy am volonté wone ko. bu ñuy toog ñu wone ne volonté régler problème yi la ñu nekk waaye it ñi nga xam ne ñooy laaj ñu nangu ne mbir mi. mënuñu ko def lépp léegi ci saa si ndax comme ni ko ministre bi waxee passif social bi ak accord yu ci bëri boo ko seetee mat na yàgg na daal mën naa ko wax ba tax na ñun synthèse FC dañu ne su toogaay amee te volonté régler problème yi am liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñooy laaj am nañu souplesse su nangu échéancier maanaam ñu nangu ne lii dañ ko def léegi ñu def ko li ñuy def war a def suba ñu déggoo ci te bu suba jotee ñu def ko li ñuy war a def ginnaaw suba it noonu mu des nag li nga xam ne daf fi nekk jaaxal ñëpp muy système de rémunération bi nga xam ne dafa tënk ci biiram ay xaj ak seet loolu it ne woon nañ def nañ ci liggéey ñoom pour ak yemale xanaa kay ñu gaaw génne liggéey bi yem ak yemale xam nga li ko indi mooy yaama neex bu yàgg la parce que man jàpp naa ne soo seqee ak ay partenaires sociaux yu nga xam ne yu crédible lañ parce que tey jii crédibilité bi kenn mënatu ko wax ndax élection am na boo demee bay joxe lu mel ni indemnité bu ko def ci kaw yaama neex parce que ñu bëri dañ ko doon def nguur yu bëri dañ koy def pour bénéficier wu ci li ñuy wax effet d'annonce waaye boo toogee waxtaan ak ñi ngi ko seqal dinañu nangu lépp lu nga xam ne dafay jëbali liggéeykat kanam te du déséquilibré système bi loolu ñàkk toog moo ko indi woon kon yaakaar naa ne war nañ tegaat lépp ci taabal ji ñun ñi ñu am souplesse pour mën a mayee li ñu mën a def tey ñu def ko li ñu mën a def suba ñu def ko ñi nga xam ne aussi ñoo yor dogal bi nangu ne lu ñu nangoonte
nañu ko régler ba buñ ci jógee li may wax passif social ak xeetu dialogue social bi nga xam ne moom lañ nekkee ay at a ngi ni ba talluñu sax lu diiseel poos yi ak lu naatal njaboot gi dialogue social boobu ñu changé ko am beneen xeetu dialogue social bu nga xam ni duutuñu wax waxu accord yu ñu signé duutuñu wax engagement yu ñu respecté wul duutuñu wax waxu passif social gis nañu ne nag am na jéego yu ci tàmbali parce que chemin de fer fan yi ñu génn am na dossier yu ñu ci réglé ñuy xaar ñu réglé dossier waa SIAFI ak dossier collectif ex-travailleurs yi mais aussi ñu jublu ci accord yi nga xam ne des na pour waxtaane ko mais surtout secteur éducation dafa am pàcc bu nga xam ne pàcc bu am solo la muy inspecteurs yi ñoom ñoo saytu système bi ñooñu buñ demee ba am ay jafe-jafe am naa yaakaar ne war nañ ci mën a wax d'autant plus que ñoom def nañ ay proposition yu oyof yu nga xam ne protocole bu ñu mën a appliquer la man yaakaar naa ne ginnaaw élection yi passé na nag fi mu nekk ni premier ministre ak gouvernement war nañ jublu ci mbirum liggéeykatu inspecteurs yu ak aussi ñu nekk ci système système santé bi surtout technicien supérieur de santé yi ñooñu it ñu ngi ay poñ yu tar yu nga xam ne am nañ yaakaar ne lu ñu war a mën a régler la parce que seen ministre de tutelle sax d'accord na ci yi nga xam ne war nañ ko mën a régler mais boobu ba tey sooxe na donc yooyu daal yaakaar naa ne yu jàppale yu nga xam ne war nañ ko mën a waxtaan jërëjëf Cheikh Diop secrétaire général CNTS Force du Changement jërëjëf monsieur le ministre Samba Sy dénk ko wàllu travail ak yéen ñi doon teewlu gis-gis ak RFM mu nekkoon xibaar yi rajo Futur Média gërëm bu baax Aliou Ba mi ne ci technique bi El Hadj Assane Gueye ci micro bi ci kanam tuuti communiqué soxna Ami Ndaw ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn lu jàmm. RFM Radio Futur Média.